asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Ngor Plus donc ñu ngi fii ci seen encore émission entretien plus donc comme ni nga koy waxee chaque instant entretien plus c'est juste pour relater les faits yoo xamante ne nii mu ngi ci communauté lébu bi laay wax sax parce que ñu ngi fii ci Yoff nekka suñu benn kilifa boo xamante ne nii ñëpp ràññee nañ ko ci goxu Yoff saltige maa ngi lay nuyu. Bara maa ngi lay fay. di la nuyu di nuyu téléspectateur yu Ngor Plus yëpp. di leen sant di leen ñaanal yàlla suturaal leen. bu ñu nee saltige Mamadou Mbengue tey jii nii lan nga ñu ci mën a wax. waa saltige de moom. cër la boo xam ne dafa bokk ci communauté lébu. yow lébu nga. boo ñëwee ci communauté bi dañu am benn organisation. bien avant. République française. effectivement. organisation boobu dafay am saltige. am jaraaf. am ndey ji réew. am fray. am jàmboor. am sëriñ Dakar. sëriñ Dakar après la ñëw. après la ñëw am village yoo xam ne dañu am chef de village. waaw yooyu yëpp saltige ndëkk. si biir communauté bi. ah muy cër bu si am solo. parce que saltige bu ñu ko waxee rek. xel yëpp day dem si affaire jinne ak rab. saltige bu ñu ko waxee rek xel yëpp day dem foofu. effectivement. kon loolu mooy rodom ci biir communauté bi lépp loo xam ne communauté bi daf koy def. ci li ñu xam ci suñuy maam. ba suñu papa bi. mooy lépp lu communauté bi daan def. ci Yoff ak Cap-Vert. effectivement. daan nañ ko ci consulter. parce que lébu dafa nekk ko askan woo xam ne askan wu particulier la. dañu bari may. am ay àndandoo. waaw. boo gisee li ñu dal nii ci communauté bi. communauté bi ñun ñëpp xam nañ ne dafay sooxe. day sooxe ok. par rapport ak suñu ñoom papa ak suñu ñoom maam. mooy yëf yi tegootul fa mu war a tegu. fi mu war a tegu. kon loolu dañ ko war a delloosi. mooy nga téye sa mbaax ba pare. te nga am ouverture. effectivement. mais nag lu bari dafa yàqu. dafa yàqu. te ñëpp mbokk lañ. lu bari kenn mënatu ko wax saltige ndëkk. rôlam mooy lépp lu communauté biy def. dañ ko daan consulter mu wax lan lañ ci war a def ak luñ ci warul def. ak ban taxawaay lañ ci war a def ak luñ ci war a jiital. parce que lébu daawul jóg noonu rek bu daan jóg. daana waajab jógam. moo tax mag ñi buñ daan jóg. buñ la waxee seen li ñu bëgg sax boo ko gàntaloo sa bakken xañ na si. waaw loolu fekkee nañ ko ñu suñ ñoom papa di ko def ñu nekk xale. si Léopold Senghor Abdou Diouf ma su ñoo wax ñu teg si baat. loolu nag li taxoon ñu man ko àndandoo yi ñu ngi fi ba léegi duñ fi jóg abadan. àndandoo yi mooy ñan. mooy jinne ya xam. dafa am jinne yoo xam ne. si ay famille ñoo ko doon. da am jinne yoo xam ne nag. village yi mooy rabu village yi. donc jinne yooyu dañuy nekk ci famille yi. non waaw moom mooy coiffé village bi. mais famille bu ne xam nga man. dindiir la xam nga lu tax sama papa nekk saltige ma mën a nekk saltige sama papa sama ndijaayu yaay la xam nga Yoff côté maternel la ñuy fale. ci ndey. ci ndey. boo demee Ngor nag côté paternel la ñuy fale. nga dem Wakaam noonu nga dem Dakar noonu. Yoff rek mooy fale ci néegu ndey. lan moo tax. waaw boo gisee Yoff cosaanam gën a dëgër mooy mu ngi fale ci wen. nit lu mu nàmp rek dafay dëgër. bi ma faloo. y avait beaucoup de polémique. amoon na. amoon na ñoom tamit d'accord ñu ci woon. waaw xam nga dama leen wax ne suma papa bi muy dee yàlla daf ko mayoon. yàlla daf ko may wàllu jinne. ba pare wàllu yu la yàlla daf ko may ci ñaari pàcc yëpp. dafa doon ne jinne xarab ba pare nekk wàllu yu. wala yàlla may. daawul wax nit teg ci baat fii ba Touba. gisee naax sëñ Touba gisee sëñ Babacar Sy gisee waa Laayeen ñëpp la daan jëflanteel ci biiru nekk. effectivement. ñaari pàcc yëpp la daan doxal. moo tax moom mu nekkoon kilifa gu parti bi muy génn àdduna. ñun xale la man sama baab bi muy génn àdduna ba li ma xamoon bariwul. effectivement. j'avais 17 ans. parce que 69 laa judd. mais dafa waxoon ne bi muy génn àdduna dafa wax jarbaat bi mu dese woon. Youssou Ndir saltige Youssou Ndir. nekk gàllaaj ji ma lay jox tey lañ koy mujj tekki di ko jox nit kon gàllaaj googu li ma jàpp mooy procédure am jéem
tey lañ koy mujj. tey lañ koy mujj ku mel ni Alaaji Bayda Mbeng buy génn àdduna ne gàllaaj yi nga xam ne dañ ko doon donnante depuis Mandialou Diouf moom Mandialou mooy maamam. Mandialou Diouf c'est le premier saltigué de Yoff en 1746. Dindir la mooy sama maamu baay di sama maam. mais lan mooy maa ngi dégg sax wax nga ne dindir lan mooy dindir. dindir mooy xeet. mooy xeet. waa xeet yi xam nga lépp dafa am xeet. waaw. dafa am xeet yoo xam ne ñooy falu jaraaf comme ñoom mbay ngaraan waneer yi jaasiraato yi xonq bopp yi. boo ñëwee ci saltige gi. mag ñi dañu maandu te am organisation fexe nañ xeet bu ne am luñ la sédd boo ñëwee ci saltige. waaw. dindir yi dañ koy falu. sumbaar yi di nga falu. dorobe yi di nga falu. effectivement. boo demee ci ndey ji réew. les beeñ ñoo koy falu. ak teto fi beeñ noonu lañu organisé wu. dindir nag mooy xeet ba nga xam ne. ñoo doon na saltige. te depuis Mandialou Diouf Mandialou moom boo ne Yoff bi ñuy xeex la xeexu 1448 moom moo yoon saltige bi. di woon sax ceddo parce que mbengeen newul woon fii mbengeen mu nga woon fële kër As mbengeen gu njëkk peste bi moo tax ñu ñëw fii. moom nag bi ñu dëkkee foofu. bu daan def yëfu buxaabaam ak retrait spirituel am fii la ko daan def. mbengeen la fii booba fii àll bu danse la. booba fii neexul ñëw mais bu daan bëgg a def xar fa xuufam fii la daan ñëw. moo tax suma papa ku am vision la ku yàlla may la parce que ay am ñoo xam ne. liy xew di ëllëg dinañ ko xam. yàllaa leen koy may. waaw fii du woon këram. famille jaraaf Issa Mbeng ñoo ko moomoon Baye Issa Mbeng papa Mbay Ngiraan sama papa naxanteex moom ba jënd ko si moom parce que xamoon na ne ndonoom fi lay mujje ñuy doxal ndonoom fi lay mujj muy génn àdduna ne tey laay mujje takkal saltige yi ne téere Mandialou ñu di ko donnante si Mandialou ba mu ñëw si man tey lañ ko mujje tekki di ko jox nit jox ko jarbaatam bu jarbaatam jeexee rek dane ngeen déglu ma nag lu ma amoon si cosaan su ma amee ñeent fukki at ñeent fukki guddi si biir suuf dindi leen samay xàmbaak samay kóorar yëpp sànni ko te ngeen déglu waaw mag mu doy na Alaaji Bayda Mbeng daan wax Senghor du si teg baat Abdou Diouf lébu gi këri diine yi mag mu mel noonu bu waxee loolu xam nga ne am na lu muy waajal waaw ñun ñu gëm loolu nekk doomam bu ndaw gëm loolu toog pourtant jamono dox na ba benn sunu dañ koy wax am na man am naa mag joo xam ne saltige la waaw mooy Omar ñoo bokk ndey ak baay mu falu yese xew yëpp xew ko am loo xam ne si télé lañ ne kenn mënu ko wax ñun ñu toog rek gëm lii suñu bàyyi waxam ba jamono ñëw coutume bi jaxasoo yéen xam ngeen Yoff ni mu doon doxee coutume bi mu xëy rek ne jot na def leen nangam ak nangam ak nangam déglum ñu def nangam ak nangam déglu ñu toogaat ab diir mu ne dama bëgg a tànn sama saltige def leen nangam ut leen nangam bu ngeen koy def ànd leen si diw Ndiouga Dieng yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana dafa wax buñ koy def nañ si ànd ak moom moo tax Ndiouga foo ñu ñaanal ko parce que li ñu def procédure bi yëpp li ñu dox si biir néeg ak li ñu dox yëpp ñoo moom nga ànd ba ñu xëy 5 heures du matin ñu dugg sunu xàmbay genre examen ku nekk sunu frère yi ku ne ñëw jàll ma ñëw man ñëpp xam nañ ne man pratiquant taalibe Tidiane la depuis xale 93 la ma sëñ Abdou Amin may werd booba xaajuma xalaat takk soxna pratiquant di dem xadara di dem jàkk di dem juma di dem Tiwaawan lu fa xew bokk ci comité d'organisation suma frère yi jàll bu ma ñëw suma mag bi sotti ndaal yi reen yi wëndaalu reen bi taxaw ci digg ndaal yi mu ne waa sa waay yow de dafa mel ni yaa falu yow lañ tànn ba yese xew yëpp ñu def cérémonie fii ci digg bayal wax ne bés ni ki tey ñun ñoo doon na suñu baay doonte la bàyyi bay da doomam yëpp am na lu yàlla def ci waaye mission am nag ci man la ko yàlla dogal ñu nangu ko toog déglu ko bi mu amee avec toutes les difficultés du monde lañu dund xale bi nii dafa nàngam imaam Assane Dir yàlla na ko yàlla yërëm
ñu daje bés rek mu jàmm ne ma waaye ma rakka kontaanuma no sa frère ma ne nekk saltige nga ne saltige ma ne ko non imam loolu du waxu mbedd waaw te bi si des mënoo xam sa kër baay ba mu jeex bëgg ma gën a xam sama kër baay effectivement ma dem këram seeti ko ñu waxtaan biir nekk wallaahi mu ne ma punkal bi jégal ma de ma ne ko doo xam sa kër baay ba mu jeex xam sama kër baay gën ma ko xam sama kër baay mu ne ma xamuma woon ne noonu la demee ma ne ko dina demee man nag du ma topp mbedd mi di wax nañ dox buñ doxee feexi at di ngeen xam maa kay doon na wala doon ma waaye actuellement amatul weerante waaw ci digga Yoff amul parce que baatin xam nga libu yi ñu bari dañu nax seen bopp dañu foog ne affaire ndono dugg si xàmba sol yu xonq sol ay manteau yu rouge loolu du si dara yàlla li mu def si yow du mbubaa koy wane effectivement buuba mënul wax mbax ne mënu ko wane ñu ne nii xale bi nanga man ma dox rek lu ma sama bàyyi wax rek si baatin ma def continue effectivement bu ne ma utal nag ma ut continue bu ne ma defal nangam ma ut def ba ñu xëy tey ji yàlla dimbali na ma si kàntanu yàlla baaxu Seydunaa Muhammad du ma woote Yoff te ñëpp duñ ma uyu si te pourtant amoon loolu début mission nag noonu la yonente bi ma wootee looloo ko dal si biir mbokkum man ne si di def lu baax tegu fii sama baay tegu woon du yomb sax mais fexe naa ba tegu fii sama baay tegu woon li mu daan bañ ma di ko bañ li mu bëgg ma bëgg ba am unanimité waxuma Yoff village lébu yi si ndombu tàng bi gën a tuuti ci la rassemblement bi tax lébu yi am sama xalaat la jóge ak sama taxawaay ba Ablaye Matar cautionné ko au tous les dignitaires yi nga xam ne ñu ngi dépendre si moom këram ne dama leen di demander parce que moom xam na sama baay xam na ko bu baax bi muy def baatinam da ko fi fekkoon mu ne xale ak ñoom Mamadou Diop ak ñoom Lamine Diack président mu ngi si procès yàlla na ko yàlla dimbali mu génn si ak jàmm di lébu bu baax ñu xam mu ne dans bu ma kenn laaj lu tax ma def li may def saltige yaay coordonné les villages lébu sans débat ma ne ko lu tax yow man nga nekk samay père nga di ma fa mu ne moom dama xam capacité bi yàlla def si yow ak dajale gi nga am ak générosité bi nga am te loolu lébu yi ku leen bëgg a doxal il faut nga nangoo joxe sa bopp ba pare nga am générosité nag du xaalis mooy fu sa mbokk ne am jafe-jafe wala mu bëgg dara da ngay dem taxaw si wetam loolu ma topp ko di ko def ba village lébu yëpp dañ jeex village bu ma si dem wallaahi bu ma demee buur laay doon la ma fa am sax aw ma ko diggante Ngor ak Yoff wax moo waxee dañ may déglu lu ma leen sant duñ ci teg baat loolu ñu am ko loolu mooy saltige am nañ xaw fa xuufa gi bu baax a baax parce que suñu xàmbay nii caaxaan dugalu fi nit de te xam gis nga suma kër baay ab fii ba yoomal xiyaam day surgir si liy doxal Sénégal ak àdduna amul dara luy xew si Sénégal te duñ si am tettal amul wallaahi amul luy xew ci Sénégal ba ci feebar bi waaye duñu nekk ci télé yi wax parce que façon boobu ñun mënewuñu ko lu ci ne rek bu jotee nañ ci wax ñi ci war a wax buñ ko def ma def sama moyen bopp du ma ci xaar kenn sama mission la sa mission la waaw jeudi passé rey naa fi nag dans la discrétion sama xaalisu bopp la maa liggéey sa ñax sama xaalis ba mu lew ma defal ko la communauté ak sama réew suba am na lu may defalee sama communauté kenn na joxuma 100 francs te noonu la mbir mënoo ko yenu ba pare te boo ko laa def ñëw si baara ne ko jox ma 10 000 jox si kii ne ko dóor gars yi mbëkk leen dajale say millions dem ren di benn di des nga def ko sa poste di ko faje sa soxla yàlla def siy génn c'est ça loolu mooy saltige il faut ñu déglunte waaw il faut ñu déglunte ñun day waxuma sax suma rabu bopp waaw waxuma sunu rab waaw ñun bu ñuy def fii rab yi ne États-Unis sax dañuy fekk si waxuma ay ngor ay góor gi besel ak yooyu waxuma ay lëg daawur bu ma ne kung rek ñëpp ñëw waxuma ay maam jare tout le monde waxuma rab bu ñu dóoree ñëpp ñëw parce que lu sérieux moo am amul folklore
lébu yi seen affaire dañ ci boole folklore bu dul jeex. folklore dafa jeex. dafa bari. te folklore lu mu dugg rek yàlla génn si. folklore lu mu dugg si cosaan lébu génn parce que suñuy jinne ak suñuy rab dañu am personnalité. li nga leen di gis ay kilifa lañ. caaxaan yëkkiw leen. caaxaan yëkkiw leen. farataa leen di yëkki. kon ñun duñu tallaxu. te duñu topp si télé di wax waaye nag la sa jot lu si jot. ngeen ko def ñëpp xam nañ ne doomu bayda du wax luy dañ. parce que lépp lu muy def xool naka ba xam ne bu ko waxee yàlla du si génn yonente bi du si génn mag ñi duñ si génn. loolu mooy suñu mission saltige. te bu ñu demee ba si kanam tuuti. dina gën a leer. fii dama fi man rek maa am loolu su ma bàyyi sax amu ko woon. may dajale toutes les dignitaires lébu fi. waaw. ren la woon 10e édition bi. feebar bu ñëw dugg si. defoon nañ annonce bi ba pare. amul fu kilifa yi ne te du ma fekk ba Casamance. loolu nag relation bu baax ak toppatoo sa njub. ah lii see mag ñi tracé woon mag ñi liñ tracé woon. yaay dof lu génn boo si génnee ñu fël la fële mais boo si tànk yaa ngi si loolu nekk xale ñoo lay surveiller. doonte la dinañ la xeex dinañ la sànni korte dinañ la mbëkk waaye yow fexeel ba liñ la tracé loon bu si génn. boo si génnul rek. tool yi dina bari dinañ la xeex dinañ la wax lu ne mais boo continuer rek. dara raison ngay am si ñëpp. waaw kon. lu ñu caaxaane communauté lébu bu ñu déggoo wax li ñu war a wax lu si ne kii man ñu bàyyi bu jotee mu wax. lañ sa war a def mu wax ne nangam lañ si war a nangam lañ si war a def. loolu foo ñu nangulante ko. parce que yàlla bi mu nammee amal àdduna. mais jëlul fukki nit yónni leen yonente bi la yónni si doomu aadama yi nit ak jinne kenn la yónni mu wàcce mission bi di wàcc mu di ko wax nit ñi. loolu foo ñu nangulante ko. yooyu jëkkoon tamit noonu mag ñi dañ nangulante woon. buñ ne Bayda Mbengue nangam ñu ne Baye Ablaye Ndaama sa kii bu waxee kat loolu nangam war nañ amal ñu ne góor gi Medoune Gueye Wakaam. mag ñi noonu lañu ànde woon si ngóor ak jub moo tax seen alal kenn sañu ko woon laal. kenn sañu woon noggatu. bu état daan dox dañuy am seen baat ci état bi seeni doom dugg. muy ministère muy direction muy assemblée. ñaata diggante Ngor Wakaam Yoff ñoo daan am Dakar ay ministre ay député ak ay. mais loolu yëpp léegi perte nañ ko waaw perte nañ ko. waaw loolu nag. li ñu koy may rek moo ñu dellu fa mag ñi rek. li si des nag. lébu gi joxuñu la ndomba pour nga joxuñu la ndomba pour yow. nga nekk buur seen kaw wala nga yow baat bi di tibbi xaalis di ko def sa poos di tiitaru. di yor ay 4x4. taxul ñu jox la ndomba gi suma bàyyi dafa ñu waxoon doom bu leen ko fooyee de. ndomba la goo xam ne waxuma Yoff waxuma Cap-Vert. waxuma Sénégal àdduna sax lu fa yëngatu war ngeen ko mën a régler. waaye nag na ngeen ko teg yoon. bu leen ko caaxaane mukk. ñun si loolu lañ ne. ba tey alhamdulilah maa ngi sant yàlla xam nga du tax ma gañe ñëpp gis nga suma baay bi muy génn àdduna xale la. waaye bu doomam yëpp daje woon li ma koy defal benn doom defal ko. tu sais liggéey bu ma am bu ma gañee sama marché bu ma laal 100 francs dama koy jàngal kaami bu ma amoon marché tey mu jeex tey suba ma amee marché damay jàngal sama baay kaami parce que bu dundoon tey bu ma fayee ko dama koy teg si loxoom. su ma yaay yi ñu fi des yàlla na koy yàlla fekk fanam defal ko yor muy su yaay ju baax. moom it bu ma laa jàngalee sama baay kaamil ba pare damay jël li mu moom ma jox ko. doo ko tàmbali sama li kenn mënu maa tere am naa sama ñaanu waajur fa mu tëdd sa bele la sama yaay jii dund. dama am ñaan moo tax tiituma dara. effectivement. daf may ñaan façon ñaan bu ne. bu ma nekk ma dem ñëw lu ne dama ko ñaanal kon jàpp naa ne lu ma dox day sotti. parce que am naa sama ñaanu waajur wi si biir suuf dama koy jàngal kaamil. amul benn doomam mais maa leen koy defal. waaw parce que loolu yàlla mën la ko dénk. yàlla ko dénk. an kay mën la ko dénk. bu ma paree amul ku ma bokkal ndey ak baay ak Babacar ak suma taawu papa yàlla na yàlla guddal fanam. amul. bu ma paree sama liggéey du ku nekk dama dem jox la liñ sama. effectivement. waaye nit kooku ku ko mën a teree avancé. amul loolu la ñuy dund. li may wax sama mbokk yi. jafewul ñun dama la wax ne buñ ne kuŋ sunu bagage yi buñ nekk kuŋ juróom-ñaar. fu jinne nekk fii ba États-Unis fii ba Londres dañu wàll si.
parce que man dama jàpp si sa wax jëpp benn aspect laa si jàpp mooy lébu dafa am organisation. te tey jii nii beneen aspect bi mooy que ne manque d'organisation tey dafa am si lébu bi ba moo tax lébu bi sooxe. donc à votre avis loolu noonu lan moo ko war a andi. waaw xam nga mooy li ma la wax xam nga gars yi dañu mag ñi dañu dee dañu génn àdduna ñu xëccoo ndombu tànk yi. ah xëccoo bi la. waaw. xam nga boo ñëwee Yoff dafa am groupe yoo xam dañu daje fal nit. ñu demaat tuuti yeneen groupe fal nit. mais loolu day indi problème ci village. ok comme yow gënoo ma fee dëkk gënuma la fee dëkk gënoo ma ndey gënuma la bàyyi. nga falu ma falu. nga ne yow yaa légitime man légitime. effectivement. te gënoo ma ndey gënoo ma bàyyi. fi nga juddoo fi laa juddoo samay maam fi lañu li nga doon na laa doon. nga falu ma falu nga ne ma légitime ku nekk naan sa borom légitime. ñëpp ne lébu yaa nga fa di xeex. ñëpp te loolu. mën na am depuis mag ñi dañ daan am ay ñaari jaraaf ñetti saltige juróom man sama baab bi mu nekkee sale am na saltige yu mu fi nekkandoo. waaye ni ñuy defe nii daaw ñu ko defe lépp lu jot rek daan nañ daje. xool intérêt village bi ak communauté bi ñu dëppoo si comme ça mën a dem ànd dox ko bu ñu paree ku nekk sa famille nga am ak sa kër la nga fay décider ak la nga fay wax ak la nga fay doxal yow la concerné. mais li ñëpp bokk moom sañoo see wax sa baatu bopp nañ ne loolu la ñëpp di def. kenn na amul sañ-sañ parce que lébu sax moom deretam nanguwul loolu mooy da nga koy defam nawle rek loo ko mag-mag. loo nekk kilifaam boo ko defee nawle rek. moom mën naa tëdd nga war si kaw. waaw moo tax yooyu il faut ñu revoir. mën nañoo am 50 jaraaf 50 saltige 50 waaye bu ñu waree xeex intérêt. communauté bi ñu ngi jël suñu alal. yéen ñëpp xam ngeen ne ñu ngi nooju. noggatuñu. jël suñu alal en complice ak suñu ñun ñenn nit ñi suñu biir. waaw. yëpp xam nañ ko ñun xale laa. mais je suis bien informé. damay dem fu ne kilifa yëpp laa xam. te ki ma àndal il est au cœur de l'État Ablaye Matar. il est au cœur de l'État. effectivement. waaw kon bari na luy am ci Sénégal dama koy xam toog si. parce que yàkkamtiwu ma. dama naa ne yàgg-yàgg li ñu perdre woon ne dina ñëw. dafay dellu si incha allah. buñ ko gëmee ñun la jeunesse. mag ñi ñaanal rek yàlla fekk seen fa te ñu dund te ñun héritage bi ñun ñi nga xam ne ñooy xale yi. ñu organiser wu diggante Ngor Wakaam Yoff surtout. surtout waaw. surtout parce que doole lébu gi. foofu la fi mooy sawu jant. man bu ma demee ci village yi bu ma waxee kenn du ci teg baat. waaw loolu jóge fii moo tax. Cheikh Djibi bu waxee kenn du ci teg baat parce que suñu xalaat day rafet. nit ñi duñu mën a wax leneen lu gën li nga wax. chance boobu lañ am moo tax boo nekkee fii di foowe Yoff wala ngay foowe Ngor wala ngay foowe Wakaam nga am iilu Yoff am iilu Ngor am Mamel li fi daje ci àdduna wàllu yu yàlla yi di daje fii di def seen assemblée générale jinne yi àdduna yi di fi daje def àdduna yow nga dëkk ga di fo yow xamoo li xew. waaw effectivement. lu ñu amul rek si ñun. parce que suñu àndandoo kenn mënu leen dékku kenn mënu leen dékku dañu bari doole. wallaahi kenn mënu leen dékku. bu ñu waxee ñoom dañu spécial quoi. kenn mënu leen dékku. suñuy jinne ay jóge beseel ay mbaam yooyu ay lëg daaw ay kaset ak suñu rabi cosaan ay kenn mënu leen dékku yow nag jinne nag dafa am lu ko lié ak doomu aadama. yow yaay def pexe ba jinne ji dëpp la. parce que jinne da nga koy yónni. da nga koy yónni ok. lu ñëwul moo la koy wax. parce que jinne mayam mooy à partir de tey ba suba mën na laa wax lii xew yow nag man fekk 1 heure de temps wala 30 man lu ma wax li xew sama àndandoo rek ma ko wax ne wax attention baaraa ngi jógee ko wax de yor ay micro di la jël si génnal kër gi wala nga tëju ne sa waa kër ne ko parce que li mu lay jëlee amalul la njariñ bu ngeen ñëwee nañ fexe ba sama famille nañ fexe ba wala bu ngeen laa ñëw ma jël sama taxi génn ne leen dama am benn rendez-vous bu yàq mi yow nag doomu aadama bi nga yeewoo léegi man ngaa taare li nga def waaw man bi ma yeewoo léegi man naa wax li ma def ba si tey si plateau bi waaye lii xew jinne mënu ko jinne li mu waase moom waxuma lii ñëw rek waaw yow nag en tant que doomu aadama jinne yaa ko mën a yilif parce que li yàlla def si yow def ko si moom jinne sa missionnaire rek la mën a doon yaay dëppoo moom rek def say ñaan def say mbir def say xarfa xuufa ba boo ko woowee mu ñëw boo nekk dafa bëgg nàngam mu dem réagir
walla te dama gis benn aspect boo xam te ne aussi loolu man maa ko fekkee mooy bii ngay préparé sa 10e édition bi. doo mën a sax yow mais bii ngeen di préparé seen 10e édition bi ma gis nga rassemblé ñoo xamante ne jóge nañ ba Diender fu nekk ñëw fii nii est-ce que loolu mën nga si revenir un peu. waaw xam nga man maay le coordinateur des villages lébu. ah yow yaay coordinateur principal des villages lébu. avec le village lébu yëpp. yëpp Wakaam Ngor Cheikh Jibi maa ngi la wax mooy suñu porte-parole. loolu yenn critères lañ la ko falee loolu. non dafa am problème bu amoon ci communauté bi. muy waa Gorom 1. maa ngi leen di ñaanal de passage bu appel bi ñëwee fii lañu dal ci kawax ci suuf ba kër gi fees maa leen di dalal. am ak ñoom relation yu yàgg. ñu am difficulté ak grand sëriñ. ne dañu bëgg bàyyi fii dem ci beneen parti ma leen ëpp naa def. bu leen doyalal seen bopp. ñu nangul ma taal sama oto di dem subaax ngoon Gorom di wax ak ñoom di réunion ñoom di wax ak ñoom di réunion ñoom di wax ak ñoom wallahi taal naa fi lu mat fukki yoon ak juróom ut ñetti oto fay ak sama oto. di dem kenn joxuma sama ma di ko dox ba mu ne kot. moo wax grand sëriñ na nga jàpp bés ñu dem yendu ji mu jàpp bés ñu yendu ji mu jël ceeb bu bari jox ma jël xaalis jox ma mu yóbbul leen ñu dem yendu Gorom 11h fa la ñu fekk. ñu yendu fa avant ñu dem cérémonie bi ñëpp daje jour boobu Ngor rek la amul woon ku fa jóge village lébu. booba jibi commencé ko ñu di kii Wakaam ñoom Jaraaf Àll Gueye ñoo ñëpp fa jóge woon. fa Gorom Diène Touba Tundu Jalaaw Bargny Tëngéej Mbaaw Caaroy Hann Bel-Air parce que ñu daje avant ñu dem cérémonie Vieux Mansour Seck bu yenn béj géwél ne lii day géej naa xew si léwu yi grand sëriñ lii de bu mu dakkati nañu fexe lii ñu continuer ko ba ñu mën a am rassemblement bu mag stade amitié. donc édition yi foofu la commencé. ñu daje mu jox ma coordinateur. tu fais tourné nañ village lébu yëpp. Ngor rek lañ dugg la Wakaam parce que tamit dama wax gars yi ñoom Cheikh Djib da ngeen ragal man biñ ma joxee rek dama wàcc ci quartier yi. man ragaluma. aw ma ku may tiit. ñëpp am naa ñoom. relation yu baax jox naa leen cër bu rafet muy imam yi muy délégué de quartier yi muy ndombu tànk yi ñëpp samay xarit la man aw ma parce que sama baay dafa daan wax ne doom bu leen far. kuy àtte du far. te des fois nit ñi dañuy far ba dootoo mën a àtte. effectivement man ne si quartier toog Ngor ba APEX chaque mercredi ma dem benn penc imam bi recevoir ma délégué ma wax leen ne nangam lañ bëgg a def si lébu ñu pare tourné def Mbaaw def Bargny def Yeen def Gorom def Kër Massar def Yoff loolu ba mu jàll si la moo indi journée de man rek maa continuer di ko def di dajale lébu yi man rek lu xew si village lébu yi bu grand sëriñ yeexee wax man ma dem parce que tamit mooy grand sëriñ cëram la waaw man tamit sama relation ak village lébu yi sama cër la waaw damay dem lu fa xew ma dem bu dëj amee ma dem kenn du ma jox paas maay paas ba ma demee moo amee 50 000 jaxal moo amee 25 000 mais nit ñi boo leen defalee loolu dañ lay sopp bari na ku sopp grand sëriñ sax maata bari na ñu koy critiquer maa dindi loolu parce que dama leen wax ne nit unanimité wala nit ku am parfait 100% mënul am effectivement man mii sax am na yu ma manqué de waaw nit nag bu fekkee day sa mbokk te li ngeen bokk mënu leen ko séddoo moo am ay ay qualité ak ay défaut boo bëggee jëflanteex moom da ngay jëflanteex moom rek si qualité am défaut nga gëmm si man pratique boobu laa def ba ñëpp laa la wax amul Yoof Wakaam Ngor amul kenn koo xam ne dinaa la nuyu nga ne ma téyel sa loxo ak Dakar ak yëpp loolu koy indi da ngay am générosité wàccee sa bopp Xalifa Diop daf may tooñ ne ma saltige bu neexul présenté nga yow da nga saltige da nga nëbbu di trop ma ne ko noonu la baaxe boo nekkee say kilifa rek bul nangoo am ab cër bul nangoo xam dara effectivement bu def di jotee boo ma nee defal leen man daal yaakaar naa ne tey jii nii bu ñu la toppee def naa suñu émission bi nii du parce que même man mi je suis vraiment
affaire bi daf ma jàppan na ba tel sorte que ba fi mu nekk nii man xamatuma sax lan laay wax si li ngay retracer nit ñi parce que lii tey jii ñu bare xamuñu ko woon si communauté bi parce que dañuy dégg rek saltige jaraaf ak yooyu yëpp mais gars yi xamuñu ko donc tey jii ni éclaircissement bi nga def nii dañuy permettre ñun aussi ñu xam ban taxawaay la ñuy am si communauté lébu bi te en plus Ngor Plus bi aussi dina xam aussi ban taxawaay lay am aussi si communauté parce que Ngor Plus boo gisee loolu aussi mooy rôle am donc Ngor Plus c'est pour la communauté lébu comme ni mu la koy expliqué donc ay ndaw ñoo si nekk ñoom tey ci liggéey donc tey jii nii loolu noonu ban jàngat nga si am waaw mooy xam nga communication dafa baax mbir boo ko porté boo communiqué wul nit ñi dañ lay dëkkal foo dëkkul lébu yi loolu leen dal effectivement mooy dañu am ndono lu kenn amul ba pare communiqué wul bàyyi nit ñi terrain bi waaw ki nga xam ne yow yaay wax man waxuma même bu ma nekkee si dëgg waaw kii wax la ñuy jàppale mu wax effectivement communiqué wuñu moo tax Ngor Plus bi ñu ngi leen di encouragé ngeen gën a taxaw woon naa leen dinaa leen boole kilifa yi ñoom ñëpp ñu jàppaleen ba sa meeru yéen ñëpp dinaa leen boole ak meeru Hann Bel-Air ñu jàppaleen parce que man yàlla dimbali na ma tous les maires sont mes amis bariwul ku si nekkul sama ñoom ñëpp xam naa leen effectivement ba si Antou Samba mi de passage comme télévision Ngor lay ga Antou li tax ma di ko gërëm wallahi biñ ma joxee responsabilité bi may tourner lu ne defal na ma boobu moo nekk directeur ASER chaque mois mu jox ñu 100 litres carburant Cheikh Djibi la koy jox bu ñuy tourner dañ ko daan def suñu oto yi chaque jour chaque mois booleex yi mu ñu daan jàppale moo tax moom moo si gënoon a ràññu ko Antou bi may tourné moo ma gën a jàppale moo tax comme bu ñu ngi Ngor Plus loolu tamit dafay baax ma wax ko lii ma ko mere yi mooy dama ko ñaan ba sonn directeur jàppal jour Ngor ñu fekk si la village lébu yi parce que dafa doon dimbali nit ñi ay jandeer ñoo fexe ñu am courant ay Kër Massar ñoo ñëpp jaraa fi Kër Massar ñooy urgence ñu dem bureau mu recevoir laaj leen seen document jàppal leen jandeer noonu mbijjëm ma ne ko lenn rek laa la ñaan marché ji bi dimbali ma nga jàpp jour ma indi lébu gi yëpp ñu fekk si la Ngor mais mu xaw ko retardé ba mujjul am loolu daal lay rëccu li tax defu ko te bu ko yóbbu woon stade sax ñu feesal effectivement waaw loolu lay rëccu kon moom de passage comme ñu ngi Ngor Plus loolu moom doomu lébu di Ngor amoon taxawaay bu mel noonu sama wet effectivement li mu ma defal si mission bi kenn defaluma ko parce que chaque mois 100 litres carburant des fois mu yónnee ñu 100 000 des fois mu yónnee ñu 200 000 ñëpp def nañ am na ñu ñuy dig defuñu mais comme communauté bi la ñu wax du ma tudd kenn xam naa leen ñoom ñëpp meeru Yeen meeru Bambilor meeru Jandeer meeru Kayar meeru Yoof meeru Seydou Gueye ministre Maïmouna Ndoye Seck Maïmouna Ndoye dem ñu ngi koy sant moom bi ñu tourné nekk dañ la soxla les villages lébu daf nañu dinaa leen recevoir jox ñu date ba pare oowaat ma ne ma ëpp naa def saltige ñaan naa leen bàyyi leen ma fekk si leen man daal je vois injuste li samay mbokk jóge village yu ne di ma fekk si ministère dinaa leen fekk si suma kër fii lañ ñëw fii lañ ko recevoir kër gi fees dem tout les villages mu ñëw moom it defal ñu teraanga bu rëy jox ñu carburant bu doy jox ñu xaalis ne jàpp leen ko si tournée effectivement xam nga ñooñu duñu leen mën a def émission bi fu mission bi yegg rek ñoom seen loxo def si dugg joué nañ ci rôle bu waaw joué nañ rôle bu am solo waaw kon Ngor Plus dañ koy encouragé ngeen gën a taxaw te ñun ñu communiquer communication nag damay wax ni ab lébu daawul soxor te lébu yi dañu xaw a iñaanante seen biir waaye maami baara bu fekkee moo def nangam naka ñëpp nangu rek parce que maamam jàmm mënoon la defal lébu yëpp sa maam dala def lara maami kii def ma maam def keneen def waaye ñu nangu lan dëkk waaye des fois nga dégg ku génn communiquer sax da ngay gis ne daal par jalousie ak méchanceté moo tax muy wax li muy wax mais li muy wax am te loolu day am des fois nit génn communiquer ci lébu gi mais doo bëgg loolu yëkki sa télé bi toj ko effectivement histoire da nga koy wax ni mu demee relater les faits an kay histoire waxal ni mu demee parce que benn maam mënul def lébu gi organisation la ñii dañ doon def li ñii di def li ñii di def li moo tax ñu am ay frères am ay ndaw am ay jàmbur am ay sage am ay ça doit se passer comme ça
lii nag lu pour ngeen mën a nekk benn say. waaw si parce que buñ ko deful dañu perte. dañuy perte. Sénégal lii si dox yëpp Ndakaaru la ne. waaw Cap-Vert li mu am si ay infrastructures yi si ëpp. Dakar. barke démb ñu ngi dem yéen. waaw tourné le directeur du port. xaw ma ko si maam Adama xaw ma ko si maam Awa. effectivement. waaye ku neex a digal la. yi nga man dara feesul sunu bët. kilifa gu ne laay toogal. moo ñu recevoir. maa jib leer. ak Sidaat Diop bu Tëngéej coordonnateur département ak Prince. ñu waxtaan ak moom li ñu wax ak moom yi bay dem moom moo ñu demandé service. dama saltigi am na lu ma bëgg ngeen defal ma mooy le port de Ndayane. muy investissement boo xam ne état Sénégal bi mu nekkee depuis 60 ba léegi investissement bu ñu doy masul am ci Sénégal port boo xam ne dafay CEDEAO. presque seen matériel yi jóge extérieur yëpp fii lay wàcc doog a dem. mu ne dama bëgg dafa am tuuti réticence Ndayane. dama bëgg ngeen dem fa en bouc émissaire comme seen mbokk lañ defe naa bu ngeen waxantee ñoom peut-être si lay gën a yombe masumaa dem Ndayane. sama tournée dugg woon Ndayane ñu jóge fa dem si Grand Serigne ñu rendre compte xëy rek Grand Serigne jox ñu 4x4 am ñu woote Sidaat Diop woo benn xaritam bu mu bokkal aéroport Blaise Diagne ñu recevoir ñu sa jumaa ji ñu dem waxtaan ak ñoom man leen man day xale la waaye man Yoof ak Ngor ak Seen Dóog Kaayaar laa yemale. dëkk yëpp benn la si man lépp lu metti waa Ndaayaan wala waa Seen dama si taxaw ni ma si war a taxaw parce que yéen bi ñu jëlee seen suuf kooru daaw gi wax ma gi gële maa jibleer ñoo dem Grand Serigne mënul dem ñoo dem une digg naaju tàng jëpp koor laa la wax de tàng jëpp ñoo dem marche dem ba sa digg àll ba def déclaration jib ma wax maa ne ko waxal ñu wax ne suufu suñu mbokk yeen yi jël ay promoteur jox ñi ay 70 hectares ñoo xam ne ñi 30 ñi nangam presque mu mat 100 hectares mais ñoom bi ñu demandé Grand Serigne ñun ñu dem descendre ñu au presse bi ñu marche yéen gépp génn parce que ñoom it ñoo tane suñu wax yi suñu côté yi jour marche boobu jigéen ñi ñëpp dañu génn ñi yori joo ñëpp génn jigéen ñi ndaw ñi ñu dem ba si digg àll ba def déclaration wax ne duñ nangu ñu jël un promoteur di ko jox 70 hectares si dafa suuf yoo xam ne suñuy maam a ko bàyyi loolu moo réglé problème bi Sendou noonu le port minéralier bi ñu ko bëggee jël village bi dolli ko si ñun ñoo dem ànd ak Grand Serigne ñu recevoir ñu si penc bi ñu xeex ba bàyyi nañ village bi effectivement. yooyu lañ ne di ko dox gars yi dañu foog ne da nga tëdd Yoff di ñëw da ngay xëy di sol sa mbuba yendu directeur port noonu ñu dem Ndayane waxtaan ak gars yi ñu ne diw de ñëwoon na fi wax fi nangam diw de ñëwoon na fi wax na diw de ñëwoon xawoon nañ critiquer Grand Serigne sama lee man de li may wax laa xam. waaw man du ma làqu si directeur port fayuma defuma dara. dafa ma ñaan rek en tant que seen bokk. ma ñëw ñu waxtaan. effectivement. mais li ngay sant yàlla ñu dem waxtaan ak ñoom delluwaat fa waxtaan ak ñoom directeur bi oo ñu ne pour ma dalal seen xel. yóbbu ñu port defal ñu tegal ñu maquette port. defal ñu projection de film Grand Serigne ñu toog jëb leer délégation wax ñu li mu mën a jur si njëriñ waxuma Ndaayaan ak yéen. mais port boobu non port bi bu rëy nga waxuma la képp kuy doomu lébu xañ nga si ñoo si bénéfice parce que ñun ñii suñu loxaa ngi si biir directeur bi du si defati lu mu wax loñ ba ñu waxtaan mu recevoir waa Ndaayaan kër Grand Serigne ñu waxtaan ba gindala ko ba jàpp jour pour yendu ci sali mu yóbbul leen projection de film bi oo seen kilifa yëpp ñu toog mu wax leen port bi vraiment defuñu ko pour xañ leen seen àq au contraire njariñ la pour yéen effectivement pandémie bi ñëw yàlla na ko yàlla gaaw jeexal. feebar la boo xam ne vraiment dafay wàlli. yu bari ci àdduna bi taxaw na. yàlla na ko yàlla jeexal. bi pandémie bi amee début koor gi ñu woote ma woo président fondation bi. Mamadou Seck. son frère c'est un lébu. nekk ndëkk mënul ñàkk. directeur comme mu ngi dimbali yenn communes yi. comme Ndaayaan yéen fa la port bay def na ngeen ut ay denrées ñu nga ko. mu ne waaw. ñu dem une semaine mu woo ma ne ma directeur d'accord nee na d'accord na ci principe bi. mais bàyyi ñu dox ko bu ñu laa korité ñu def ko avant ñu korité jotul antu. ba après korité gi mu woo ma ne ma affaire yi sotti na. effectivement am nañ ceeb am nañ diwlin am nañ sucre
aviser maire aviser population li ngay sant yàlla. ñu dem yóbbu ko parce que directeur bi dama koy conseillé su ma nekk defal nangam du si teg baat. xam nga suñu mbokk yi li tax ñu suux bu ñu leen songee ñu doog a ñëw seen mbokk yi. bu nooyee seen mbokk yi duñu leen gis. suñu amee problème rek la ñu dellu si. bu nooyee. doo leen gis doo leen jot téléphone boo leen di wax seen njëriñ sax doo leen jot. mais il faut ñu toll si ay tolof. bu xatee nag wala ñu di la xeex. noo def nga ñëw sa mbokk yi rey ne maay yéenay samay mbokk. effectivement bu ngeen ma jàppalewul nangam loolu c'est pas un bon lébu. directeur bi ñu dem dimanche yéen grand sëriñ manul dem man maa dem. yow yaa représenté grand sëriñ. waaw. représenté la communauté lébu. parce que maa ngi c'est le coordinateur. mu yóbbu leen 25 tonnes. yéen 500 bouteilles diwlin yu 5 litres. ak 50 gros suukar. kii paquet yi carton yi def 5 gros. yéen Endayen. ma sant yàlla. effectivement bi ñu demee bu ñu laa génn cérémonie dañuy tëju see bureau maire yi waxtaan. moo wax leen ne man maa ngi sant yàlla yi ngeen directeur bi li tax ma jàpp ko nitu kàddu la. parce que dañu wéet ñoo xam moom wax yàlla. effectivement mu ne ñu saltige affaire port bi ku ne dem na wax Omar Gueye wax na ku ne dem na fa. mais man poussé nañ ma ba tàyyi pour ma dem wax mais man du ma wax lu ma leerul. aw ma information yi ma war a am yëpp. kon du ma dem sax may mbokki jullit. wax leen nangam bu pare. ñu dax tuuti. li ma wax dañ. bi ñu tëjoo si bureau maire yi loolu laa leen di fàttali ma ne directeur bi lu ngeen mën si jàppale na ngeen ko jàppale parce que ñu def ay saltige lañ. ay kilifa lañ. waaw ñoom ay kilifa lañ. waaye kilifa gu ma si àndal xam naa ban façon nit. nga xam ndax ab fenkat nga wala doo fenkat. dama koy xam. mais man leen kii si biir nekk na ngeen ko jàppale ñu réaliser port. nit ku baax la. parce que complot ma bu ma neexoon ma woo ma su ma nooyee tuuti mu jox ma xaalis. waaw ne man dama bëgg nga defal ma nangam sa biir mbokk. mais sañu ma ko sax parce que man aw ma dépense bu mag de mais kilifa gu ma toogal dinaa fexe ba sama personnalité moom. du ma ko ñàkk. effectivement. waaw te loolu mooy léegi. waaw mu defar teraanga bu rëy boobu démb waaye yéen woom amoon na réticence. démb seen coordinateur bi au Sidaat Diop Sidaat Oma presque 30 minutes. ne ma waaye yéen daal nee nañ ceeb bi neex na diwlin ji neex na mais daal nee na lii sedd seen xol. na ngeen ñu gërëmal saltigi moom la ñu jëkk a gërëm parce que moom moo fi doon jaabante ak grand sëriñ. li tax ñu gërëm ko. mooy du ceeb bi du diwlin bi du suukar réticence yi amoon ci village bi. meeru Ndaayaan bi dafa jël parole. ne port bi amatuñu dara luñ siy bañ. amatul. ne directeur bu la neexoon suba. nga commencé. ñoom ñu ooma démb lu ne ñu wax ko. man leen non kanam la jëm. parce que ñun tamit bu ñu jógee. li ñu yàlla defal. mooy lu Cap Vert am si jinne ak rab daf ñuy topp day àndaax ñun loolu la ñu yàlla def moo tax ko du ñu waxaat nit bari ñu la ñu waxaat nit ñu du ñu gàntal de. suñu àndandoo la ñu àndal. parce que ñoom xool nañ ne li ñuy dox intérêt communauté bi la te defuñu si ak doyadi. waaw suñu àndandoo booy doyadi rek ñu di la bàyyi. mais tamit ñu ñëw tamit aussi saltige si àndandoo yooyu tamit tey gis nga Sénégal tey ni mu demee ak feebar bi Covid 19 bi te tey wax nga seegee ne seen àndandoo yooyu noonu ay àndandoo yu extraordinaire lañ. donc tey jii nii pourquoi pas comme que wax nga sànq say kàddu nga ne donc yéen li ngeen di def doo leen xaar ku leen si fekk si. dañ leen di fekk si ngeen def bu ñu leen si fekk si ngeen def. tey jii nii aussi lan ngeen war a def si mbas mi xamante ne mu ngi lëmbee Sénégal di lëmbee àdduna aussi. dama ne la lu jeex. dama ne la ñun duñu génn si biti di tayle suñu bopp. effectivement. depuis mbas mi am ba léegi ñu ngi si am ay tettal am na ñaari kilifa Yoff. buñ ma dégloo dinañ xam li ma leen di wax. ñun bu ñuy wax sama mag lay àndal kalit dem guddi wax la war nañ def nangam war nañ def nangam. beneen kilifa Yoff àlli Yoff ñu dem guddi ne ko war nañ defal nangam def nangam parce que yow la ñu wax ne nañ ko def man la say mbir def naa ko. 200 000 moo si aju. sama xaalisu bopp laa ko def. effectivement kenn defakal sama bopp lii def dañ ne yaa koy def defuñu ko. dem ba si biir ñu andi tànki bukki moo tax dama bëggatul sama mission. lu ma si yëg ma di ko génn si biti parce que dañuy foog ne. gars yi li ñu tàmm muy dóor.
waaw bëgg a rey benn nag de wax nit ñi ba ñu andi njëgu fukki nag. effectivement li des nga dem faje ko sa soxla. loolu nag boo ko defee rab yi génn si jinne yi génn si yàlla génn si. ñun nag lu ñu fonctionner noonu. lépp lu ñëw rek bu ñu ko mënee dinañ ko defal communauté bi defal ko sunu réew defal ko àdduna bi. yàgg mu ngi ñëw dina am njiitu réew moo xam ne bu ñëwee buñ ko waxee du si teg baat. effectivement jamono ngi ñëw si jamono bu ñu sa tolloo comme ça ñu bàyyi tollu woon di wax Senghor muy dox 3 heures du matin di ko fekk si mbengeen mu di ko yóbbu géej di ko wax nangam ak nangam ak nangam loolu dañ si toll ji tolluwaay la. on est encore jeune. je n'ai que 51 ans. je suis là j'ai l'avenir devant moi. avenir ba yàkkamtiwu ma. waaw. l'essentiel mooy dox ndànk-ndànk te am naa sama ñaanu sëriñ. effectivement sëriñ Abdoul Aziz. am naa sama ñaanu wayju. am naa sama ñaanu sëriñ Abdoul Amin. yàlla na yàlla yokk leer mooy mission bi. dafa ma si doon orienté di ma wax ne tegal fii sa bàyyi tegoon tànkam. kilifa gu baax li ngay ne xale yëpp boo demee wax ka farata dina la wax ba mel ni. bëggul sax nga def si lu doy. fexeel ba sa bàyyi fa ma ko tegoon teg ko fa sa tànk. parce que mag ñi bu ñu la joxee mission boo tegee sa tànk fañ ko tegoon. mag ñi ñoo lay tóngóob noonu la ñu ko waxee maax sama mag bi ak jaraaf ñoo ànd. mag ñi mu ne ma mag ñi bu ñu la tóngóobee ma ne ko sa bàyyi bu la mu ne ma sa bàyyi bu la tóngóobee. di nga séen lu mu séenul. waaw kon mission bi di nga si mën a def lu mu deful sax moom. effectivement comme moo la ko jox. moo lay tóngóob. man nga see def sax lu si sa bàyyi deful. effectivement. mu ñaanal ñu ne góorgóorlu leen bu leen ci def benn doye. effectivement. noonu lañ àndeek moom ba ni mu génne àdduna. te loolu waxam boobu toujours day nekk suñu bopp. xanaa doomu aadama nag matul man ngaa jékki-jékki nag juum. effectivement. waaye fa suñu yéene mission bi. juum wala boole si lu si bokk. waaw parce que sa wax moo am importance ba suñu émission bi ñu xaabaabal. waaw donc dañ koy ñaan suñu réalisateur mu defal ñu benn 55 minutes boo xamante ne dinañu permettre aussi ni ñu mën a décortiquer aussi li ngay wax parce que am na question boo xamante ne aussi dugguñu si mooy Covid 19 bi. xamante ne mu ngi lëmbe Sénégal di lëmbe àdduna. tey jii nii ban taxawaay nga si am. saltige def nañ ci taxawaay yu bari. déjà man en tant que coordinateur des villages Lébu. bi moo amee aussitôt. Grand Serigne yónnee nañu matériel bu bari. ay savon ay eau de javel ay gel ay nangam. yooyu jox nañ ko lu mat 100 personnes ci biir village bi. ne leen na ngeen jël seen matuwaay moytu feebar la boo xam day wàlle. il faut ngeen moytu. ñu def un téléthon fii. ne nañ laaj Lébu du laaj bu ñàkkoon dépense du ko tax a laaj. effectivement mais nañ dajale jël jox quartier ñu def téléthon. ma oo ko ne ko. Yoff dañuy def téléthon. na nga si participer. mu yónnee ma tonu ceeb ma dem yóbbu si téléthon. yooyu yëpp def nañ ko. bi si des. ñu sensibiliser wax nañu wax suñu kër gi gis nga ku fi dugg di nga raxasu. damay ñëw masque. école mu ngi waroon tijji. semaine bële. loolu man gis naa ko. waaw avec en tant que président parent d'élève aussi président parent yi. lycée Yoff bi tey. bu amee si sama taxawaay ñi ma ànd la amee yu Yoff amuloon lycée. ñoo xeex ba mu am lycée provisoire. ñu tabax ay classes. ba un nouveau lycée ñëw. de passage maa ngi koy nuyu maire Yoff Abdoulaye Diouf Sarr. lycée Yoff bu bees bii ne Océan. dafa wax ne benn jour ma yóbbu fa yenn xale. mu ne lycée bii. ñu am nii ma lay taxaw naa si en tant que maire ak ministre. waaye saltige li mu si dajuma ko si. bu doon doom moom lañ koy tudde devant tout le monde. te li mu wax dëgg la. daj naa si lu ne. yéegu wàcc. lycée bi demoon nañ ba financement bi ñu yóbbu ko. ka yor projet ba ne ma seen lycée bi déplacé dañ ko de na nga jóg. wallaahi ma jóg ñu def sunu yëfu maam ba pare jóg projet bi dellu si. da nga siy nekk di wax si télé bi. waaw lycée provisoire bële ñoo tabax. d'une valeur de lycée provisoire la collège la woon. ok comme suñuy doom dañu xayma. ñii daan jóge fii di dem hors de Yoff. bi ñu xaymaa ñi fi génn di jàngi. dafay nekk 800 000 par jour. bi ñu xaymaa diggante Yoff nga Tongo ba Layène Apex. élèves yi génn fii am BFM di dem hors de Yoff. biñ ko xaymaa ku ne 1000 francs 800 élèves 800 000 moo doon génn si Yoff.
ñu ne lii nañ ko dakkal. ñu dem xeex ba tabax ay classe avec l'inspecteur Ndiaye boobu moo yor IEF bi fii des Almadies. seet si ñu ne mënul ñàkk ngeen tabaxal seen bopp. xam nga état bu la bëggulee jàppale noonu lay wax. bu ngeen tabaxul classe du ngeen am lycée provisoire ñun nekk nañ tabax classe. mooy yàlla xam nga booy defal yàlla rek ak fu ay xale war a jàng ñu dem moins de 3 mois ñu tabax 4 classes. une valeur de 40 millions. wër yor ay leket dem ci marché bi. suñuy nit ñu baax ñi jàppale ñu. ba ñu réaliser loolu. yooyu yëpp dañ ko def boo gisee Yoff amuñu fi noonu. dañu œuvrer pour le bien-être du village. bu dee bourse yi. fii mu ne li ma joxe ci bourse de 5 ans yi avec la ville de Dakar buñ ko xayma élèves yi ñii am nañ licence ñenn ñaa ngi liggéey ñee ngi ay BD xamatuma leen sax 1000 et quelques élèves bourse bu ne 1 million 350 da ngay jàng ba licence am sa diplôme buñ ko xaymaa 1 milliard 300 millions 5 ans yi. loolu yëpp nga def ko fii ci Yoff ak te pourtant am na ñu ne moon jaayal bourse yi waaye non ki saltige yow da ngay foo jaay ko benn 100000 nga dajale ko ma ne waaw mais buñ ko jaayee tey am benn 5 millions fecc suñu soxla directeur bu yëg ne dañ ko jaay. mais dañu may bourse. bàyyi leen rek chaque année bu ñu amee. jox ñi am bac bëgg a defi formation ba ren léegi du ma sax démarché école. j'ai 10 écoles ñoo may démarché kaay ñu may la. am nga fi 200 am nga fi 50 am nga fi 100 bourses tey bu demi bourse du ma ko jël ku ma jox demi bourse dama bëgguma demi bourse bourse entière. ñiy jàngi samay jarbaat lañu samay doom amuñu mënuñoo fay. war a fay 50000 fay 25000 ñu baal leen benn non 50000 yëpp ngeen leen di baal. effectivement école yëpp d'accord loolu boo ko defee. relation bu baax kon Covid 19 bi loolu def nañ ko ci. doté lycée bi. de passage ñu ngi remercier le maire de Yoff Abdoulaye l'adjoint sama promotionnaire. mu jàppale ñu may ñu ay matériel. ñu nit ñu confectionner ay masques. boole liñ ci jënd. yóbbul école bi pour matuwaay yi ñu war a jël yëpp ñu jël ko léegi laa coupé le proviseur. mu may demander vraiment gëj nga école war nga fa jaar. pour ñu am yeneen taxawaay ñu fa def. loolu daal boo bëggee say mbokk soppale. da ngay bàyyi yow. sa intérêt personnel. te œuvre intérêt général boo ko defee rek say mbokk sopp la loolu moom. fii tamit dañ fi ne. suma bàyyi dafa waxoon bu leen tëj bunta kër bi bu leen tëj seen i nekk bu leen daw nit ñi. kër la goo xam ne nit ñi dañ fiy ñëw di laaj da dox soxla. na ngeen déglu seen i mbokk. lu ngeen man na ngeen def si ñoom. lu ngeen manul na ngeen leen wax ju rafet. moo tax kër la goo xam ne fu ne la nit di jox des fois nit dina ñëw sax du la xam. day laaj si tur rek. ñëw du la xam sax boo nekkee yaay saltige fekk mus nga solab t-shirt comme ni ngeen ma fekk non man saltige bi laay añ bi jot tegal toogal ñooy maay saltige bi lan la nga ne dañ ma wax ne nangam laa doon dox si dama am problème nangam boo fi fekkee ñu jox la effectivement su ma yaay sax du ma nëbb moom des fois sax ma xul des fois da ngay bëgg a soxla sa bopp noppalu mais ku ñëw mën a yéegal booy nelaw ñu yee la waaw loolu nag yàlla daf koy gis waaw jox la baat sa biiri mbokk kon ñu ngi sant yàlla Covid bi yàlla na ko yàlla feebar bi nañ ñëpp ñaan rek yàlla jeexal ko ci Sénégal ak Afrique ak àdduna bi yàlla nañ ci yàlla dimbali ñëpp ñaan rek kenn bañ ci xeeb sa bopp effectivement na ñëpp ñaan rek waaw mu dellu gannaaw te ñu mën a dem ci activités yi ñu doon def yëpp donc loolu mooy pratiquement kàddu yu mujjee yi xamante ne saltige tey moom la ñu ko andil donc waxtaan wi neex na trop te ñun doyaluñu ci xam naa peut-être dañuy amaat beneen dig daje boo xamante ne dinañ ci jàkkaarloo waat pour gën a duggaat ci détails yi xamante ne parce que man ça m'a vraiment surpris tey jii nii ba ma ñëw fii nii ba gis bagage yi xamante ne moom nga xaw ma ci woon mais donc yàlla baax na peut-être dinañ ñëw ci beneen aspect donc tey jii nii lii lañ leen indiloon ci seen émission entretien plus ci Ngor Plus di leen dox dig daje beneen yoon ci beneen émission entretien plus ñu ngi leen di remercier